avant tout damay gërëm di sant déjà ak di nuyu képp koo xam ne aussi ñi ngi bokk liggéey bi ak ñi nga xam ne clients yi nga xam ne ñi ngi seq ak ñoom wàllu jëflante donc ñu ngi leen di jaajëfe aussi di leen ndokkeel ci koor gi di leen baal wàq di ñaan suñu borom defal leen jàmm ci weeru koor bi yàlla suñu borom yokk seen xéewal ñoom tamit Clean Oil aussi di leen ko dinkaat bu baax di leen joxaat loxo xam ne seen Clean Oil la donc lépp lu ñu ci def rek lépp rek clients yi la ñoom ñoo moom lépp ñoo lañuy jaajëfe ak ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi nga xam ñoo nekk ci biir bërëb bi di ci liggéey donc historique Clean Oil nag donc yàgg na ndax ñu ngi ko créé depuis 2008 ñu ngi jot sunu agrément décembre 2009 donc ñu ngi débuté en 2010 le Clean Oil démarré première station Hamo 6 donc bi ñu démarré à Hamo 6 un an après la ñu demaat Malika en 2010 même Malika bon bi ñu paree Malika yàlla def tamit ñu am Ecotaf amaat fii Guédiawaye Amadou Barry am Cambérène am Sips am kilomètre 50 am Touba am Thiès amaale aussi yeneen projet yoo xam ne ñu ngi nekk en cours te aujourd'hui boo seetloo si bi xotaan ñu ngi fa am benn station bu mag bu ñu fay defar ñu ngi am Thiadiaye aussi ñu ngi am Linguère ñu ngi am Tamba ñu ngi am Richard-Toll te yooyu yëpp ñu ngi nekk en cours de construction bon ñenn yi sax démarré nañ mais yenn yi sax peut-être ay problème de autorisation yi ñoo xaw a des ci li ñuy xaar am nañ projet boo xam ne aussi bu projet bu mag bu ñuy def Technopole aussi boobu tam autorisation bi moo ko téye mais daanaka sori nañ ci donc liggéey la nag boo xam ne vraiment biñ ciy dalee tàmbali depuis 2008 yomb na yóbbul c'était pas évident ndax liggéey métier pétrole dafa xaw a compliqué et dafa nekk métier bu xaw a particulier tuuti soo teetee commerce yi ci nekk ci réew mi yëpp dama naan pétrole moo ci gën a ëpp coono
xëy na peut-être par expérience man yàgg naa ci yàgg naa ci depuis 2004 maa ngi ci woon avec beneen société boo ma nekkoon ci laa jàngee métier bi foofu encore une fois ñoom tamit maa ngi leen di saluer muy sama rakku papa la Omar Gueye daanaka lépp lu ma xam ci wàllu pétrole ci moom laa ko jàngee kooku moom mooy sama kilifa ci yoon bi ci liggéey pétrole donc weesoo loolu tamit ñi fi nekk nga xam ni mooy personnel bi nga xam ni ñoom lañ débuté doo nga xam ni ku mel ni Kumba nga xam ni moom laa fi nekkaloon au début ñun rek ñoo fi nekkoon ak sama papa mu nekk entreprise familiale boo xam ni vraiment c'est une grande famille ñun ñëpp ñoo ci nekk di yëngu bon ma volontaire woon au début ak Kumba ñu nekkoon ci après finalement ba ñu bari ñëw na fekk suñu ci wax dëgg yàlla ñëpp ngi ci di yëngu di ci sant yàlla boole ko employé yi nga xam ne nag vraiment ñooñu lay gën a delloo njukkal waxuma sax membre de famille bi tax famille bi li ñu moom la seen liggéey bopp la ñoom ñoo ko moom mais ñi nga xam ñoom lay delloo njukkal mooy ñi nga xam ne ñooy nekk sur le terrain mooy surtout les pompistes et les gérants ñooñu vraiment ñoom tamit def nañ ci liggéey bu am solo boobu ba tey ñu ngi rey seen bopp ñoom tamit guddi matin midi soir di muy métti yuy muñ muy taw tamit ñu ngi nekk ci terrain bi di rey seen bopp bon donc ñooñu aussi yaakaar naa ñoom ñoo war a gën a jaajëfal parce que ñoom ñoo am lien directement ak clientèle bi nga xam ne ñoom ñooy jël produit au niveau des pompes donc ñooñu moom lay njëkk a jaajëfal te vraiment ñoom lay gën a tamit joxaat courage parce que ñoom lay gën a encouragé waat tamit ñu gën a jàppaat ndax ñoom rek ñoo yor liggéey bi daanaka ñoom sax xëy na peut-être dama naan en général ñun ñu nekk direction yëpp danañ wax ay figurant ngeen doon rek mais ñi nekk sur le terrain vraiment ñoo gën a yor liggéey bi gën a ëpp doole bon ñun tamit en tant que direction générale aussi ñu ngi jël suñuy matuwaay ba ñoom tamit lépp loo xam ne ñu ngi koy bëgg wala ñu ngi koy xalaat ci biir liggéey bi am ci ay prospection yi ñuy def wala pour suñu avenir ak ñoom tamit ñu ngi ciy def li ñu war leen war lépp ñu ngi ci bon donc nag ñu ngi ñaanaat encore une fois képp koo xam ne yaa ngi ci biir liggéey bi muy Clean Oil ak foo mënti nekk rek ñu ngi lay joxaat loxo jëlaat njukkal di la gën a talal sa loxo ngir nga gën a jàpp ndax je crois que l'union fait la force. pétrole major yi ñoo ko xawoon dominé woon depuis Mathusalem ñoo fi nekkoon ñoo fa ma sa nekk
donc bi yàlla defee en 2000 ci la Elton njëkk a dugg comme indépendant national. indépendant nationaux yi wax mooy sénégalais yi nga xam ñoo nekk ci biir secteur bi di ci yëngu te boo xoolee depuis 2000 ba léegi boo xoolee sénégalais yëpp ci lañ dugg. alors te fi mu toll nii il y a plus de 40 compagnies yoo xam yow ay sénégalais lañ ba léegi nag métti na yombul c'est pas évident ndax major yi neexuñoo concurrence parce que ay multinationales lañ. mais sénégalais yi ñoo war a gën a ñoom tamit ñoom lay gën a ñaaxaar rek ñu gën a jàpp te gën a yeewu parce que tamit milieu pétrole bi léeg-léeg dinaa ci gis ay publicité mensongères yoo xam ne day faral di jàll ci sunuy secteur bi te ñii duñ comprendre parce que léeg-léeg da ngay dégg sax def dem fenn ñu naan la carburant bi Total di jaay wala bi Shell di jaay wala bi keneen di jaay pour ñoom te carburant yi c'est trop différent. différence bi li tax amul ci mooy yomb naa xam parce que compliqué wul parce que aujourd'hui pétrole même boo bu ñu koy def dafa am décret boo xam ni décret la boo xam ni dañ ko signé mooy décret spécification bi nga xam ni ñi ngi ko signé woon ñi ngi ko mujjee signé ci Karim Wade lañ ko mujjul signé ba tey yaakaar naa décret bi laalaatuñ ko boobu ba tey te décret boobu spécification bi dara du ci virgule du ci soppiku c'est-à-dire que pétrole bu mënti jugee ak foo mënti jugee même SAR buy produire ci spécification boobu lay produire. pétrole booy monté importé tamit spécification boobu ngay produire parce que SDF yi nga xam ne ñoom ñoo yor seen de contrôle yi nga xam ne ñoo nekk au niveau du port ou quelque part même ci biir dépôt yi di saytu pétrole bi c'est-à-dire que spécification boobu bu ci virgule changé benn produit du ci jàll. te mand yi moom benn mand la maanaam mand boo koy dégg mooy dépôt yi moom benn dépôt la parce que boo xoolee yaa ay CNSOC bi ñuy wax dépôt national nga xam dépôt national boobu mi ngi nekk fii au niveau de Mbao. daanaka man su ma amee produit Total am produit Shell am produit ñëpp ci benn mànd boobu dañuy sotti suñuy produit su ko jël jotee dañuy def suñuy BL jox ko camion ba dem ci dépôt ba ni ko produit Clean Oil laa jël si Total tamit noonu lay def produit BL am ni produit Total laa jël si waaye maanaam daal li jar ma tax xam rek mooy produit bi fañ koy solee moom fañuy solee Clean Oil la ñuy solee Total moom la ñuy solee def Shell te amul benn camion boo xam ne jóge nga ci dépôt bi jaar ci laboratoire bi ñu defaraat sa produit pare nga doog a demaat sotti amul ko ci jógee foofu tamit ci la ngay dem sotti ca ca station ya donc loolu aussi faaw sénégalais yi xam ko ñu xam ni produit bi Clean Oil di jaay bi EDK di jaay bi Shell Oil di jaay ak bi Petrobras di jaay ak bu Total di jaay ko benn yooyu dara lu ci soppeeku amul ci waaw léegi nag nga dégg ñu naan produit yi sénégalais yi jaay baaxul ak sénégalais yi yëpp benn produit ñuy jaay li Total di jaay la ñuy jaay ndax benn produit benn raffinerie moo fi ne muy SAR te SAR daanaka moom mooy raffiné te bu raffiné day séddale rek day jaay Clean Oil jaay ku nekk te moom lu mu raffiné rek da koy tuur ci mand ya moom bu ko tuuree loo ci jënd moom da lay defal say kayit boobu lay yónnee machine ba dañuy dugal la ci sa tur Clean Oil jënd la fi nangam loo ci jël mu nga ànd ak moom loo ci jël ñoo xam ni jëloo ko waaye nag mand bi moom du ñetti mand du ñeenti mand benn mand dongul.
ñu ngi ci ay projets yu am solo yu am solo yoo xam ne vraiment xëy na ñoom ñoo ci gën a mën a tontu parce que ñoom ñoom ñoo ci nekk waaye man ñi nga xam ni peut-être ñoo maa leen jiite ñu ngi ciy waxtaan ak ñoom bu baax a baax di wut ay jumtukaay yoo xam ne xëy na kenn ku nekk peut-être da nga mën a am kër parce que surtout kër yi nga xam ne ñu mën a dëkk ndax ñu ngi def créer coopérative boo xam ne loolu lay jariñ pour defar ay terrain yoo xam ne suñu leen ko joxee ba pare kenn ku si nekk ak banque CBAO dina mën a créer ay programme ñu ngi ci bu baax a baax te ñaan yàlla suñu borom motali ko te ci du yàgg tuuti yaakaar naa ni dañ ko gis ci kanam incha allah que réalisation yi dina am. sécurité sociale moom xam nga weesuwul tey ji caisse sécurité sociale yi nga xam ne par exemple mooy li nga xam ni moom la ñuy versel di leen versel IPRES IPM donc yooyu mooy socialu employé moom retraite moom la njëkk a xool déjà ak bu feebaree fan la mën a fajoo ba du fay yenn frais yi caisse sécurité sociale yoo xam ne par exemple dina mën a accompagner ci yenn demande sociale yoo xam par exemple ëllëg di nga ko mën a soxla te yooyu yëpp vraiment ñoom ñi nekk xam nañ ni ñu ngi koy matale ak société yi nga xam ñoo seqal ñoom lañ seqal ay contrat ci lu mel noonu amul benn employé boo xam yaa ngi fiy liggéey te duñ la verser caisse sécurité sociale duñ la defal IPRES duñ la defal IPM loolu lépp vraiment ñu ngi ci liggéey ak ñoom te vraiment alhamdulilah c'est vrai que nag amaguñ lépp ñu bëgg mooy li ma koy wax chaque fois rek waaye nañu ñaan rek aussi tamit à l'avenir yëf yi di gën a changer parce que tamit boo xoolee pacte social bi sax ñun jamono ji lañ koy doog a signé avec l'état du Sénégal nga xam ni pacte social bi dañ ko changé waat ndax pacte yi dañ koy faral di saytu chaque année yi passé yi bari syndicalistes yi dañ doon kaas ci maanaam payoor yi nga xam ne ñu ngi leen di fay ak wàllu aspect social bi ngay wax tamit yu bari yu ñu doon kaas yëf yi nag bi ñu ko xoolee ba gis ko ba nga xam ne dem nañu ba am ci solution dañoo wax ak ñoom ñu ni ok d'accord nañu maanaam ci fànn yi ñu liggéey ci ay fan def nañ ci ay at sax daanaka liggéey ci ba d'accord nañ ci pacte social ba signé ko def nañ signature bi mise en vigueur bi nag commencé na tàmbali na parce que dañ ko def ay période bu nekk ak li waxtu bi nga xam ne ci bii bu tolloo lii dina toll te pacte social boobu yaakaar naa ñi ngi en vigueur tàmbali nañ ko nii incha allah rek te yaakaar naa ni ñoom ñëpp képp kuy liggéeykat nekk ci secteur pétrolier di ci gis sa bopp. بشير نذير منه بالنفع والضر سلام على المال الذي ذهب محمد المبعوث بالنصر والبصير لغير
على النبي وأرجو من المولى به أعظم التسليم إلهي على المفرد سل سلم mot de la fin bi moom mooy maa ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi salaatu alayhi wa salaam di sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sunu sëriñu képp koo xam ni murit nga muy tiijaan muy laayeen muy koo mënti doon ak tarixe boo mënti bokk ak maanaam religion boo mënti bokk ñu ngi lay tàllal loxo di la ñaan di la baal wàq ñaan aussi ngeen jéggal ñu bu baax ci lépp loo xam ni xëy na ci wàllu liggéey bi def nañ ci ay jumte wala loo xam ni employé ñoo ko def muy client la ak ku mënti doon ñu ngi lay baal wàq bu baax te day jéggalu di ñaan suñu borom aussi li nga xam ni moom lañ bëbët ci Clean Oil yàlla suñu borom mottali ko mu bokk ci société yi gën a am solo yu bokk ci réew mi ndax loolu mooy suñu ambition di ñaaxaat aussi employé yi di ñaaxaat sama bopp ñaaxaat ñi nga xam ñoom laa bokkal muy sama membre famille bi ak képp kuy liggéey Clean Oil aussi ñu gën a takkuwaat gën a jàppante gën a doon benn ndax chaque fois rek man benn mot boobu lay wax chaque fois lu gën a bari mooy l'union fait la force ndax doole moom buñ ko boolee rek mu nekk benn. قديما مسليا على المصطفى نزلا ونزما مع المدين عجبت لغادا قديما مسليا على المصطفى نزلا ونزما مع المدين هجرت لغادا قديما مسلما على المصطفى نزلا